jeune frère du affaire caaxaan Idrissa foofu la ñu toll ak moom donc ay caaxaan tàqaleetuñ même bu fekk li ñu boole même bu doon politique tey dépassé nañ ko mais dafa ne mairie bi mu ñu dénk Thiès waaye jox ko mu wóolu ñu jox ñu man bokkuma ci ñu am droit laa wax Thiès waaye te dañuy gërëm suñu moromu maire bi di gërëm journaliste yi parce que journaliste yi tey pousse nañu maire yëpp à ce que ñu conscient que ni balaa ngay dem di daganaan baatu askan bi da nga war a wax li ñu la jox foo ko def ci foofu la ñu toll ñiy wut programme la ñuy joxe mais man mi nga xam ne maa doon gérer dama def bilan bi nag dafa am ci secteur yoo xam ne bi ñuy nekk fii bi ñuy ñëw ci loolu lañ doon liggéey jàppoon nañu éducation am na lu mu laaj jàppoon nañu santé am na lu mu laaj jàppoon nañu cadre de vie dans son ensemble am na lu muy laaj jàppoon nañu sport bi am na lu muy laaj marché yi am na lu muy laaj même mairie boo am état civil muy dundee am na lu muy laaj ba pare nag jeunes yi soxla woon nañu xëy ci Idrissa génn Thiès waaye wax ko ne ko lii mooy suñu mébét Thiès waaye dénk ko mu wóolu dégguñu ñu jàpp ni cahier de charge bi ko Thiès waaye dénkoon kim cahier de charge boobu la ñu war a respecté moo tax ci domaine yi dama ciy def esquisse rek ne leen lii lañ ci réalisé wax leen montant wu investissement yi fan la toll wax leen nag site bi ñu koy retrouver teg ko ci loxo journaliste yi ñu dem kii ko ba pare yéen ku ko ci soxla information je suis ouvert à tout débat durant toute la semaine à faire toutes les radios pour clarifier bi may njëkk a clarifier mooy boo xam ne su ma ko bàyyi woon tey ba génn fii su ma génnee nii journaliste bi ma xam loolu la may njëkk a laaj mooy mbiru suuf am naa tey journaliste moom man balaa may woon foofu laay njëkk a commencé ma leen di assuré yéen Thiès waay man Aliou Sow en tant que maire mosuma délibéré suuf conseil municipal baa ngi nii toll mosuñoo délibéré suuf jox nit loolu kon leeral na wax ci parce que suuf balaa nga koy joxe délibération conseil mooy tax nga joxe ko donc mosul am ci conseil municipal ku délibéré wul joxe suuf nag buñ la jëlee jiñ suuf wax dëgg yàlla kon war naa tey xelu nit y a jamais eu de délibération benn régularisation moo fi am te ñu ngi ko defal station MK Excellence dégg naa benn politicien bu nekk République des Valeurs mu ni dañuy délibéré sur 25 hectares Thiès Ouest amul ñaari hectares yu taxaw je parle de Thiès Nord Sapco Dakar 1 Dakar 2 ba ngay dem Mbourkat ñaari hectares yu taxaloo amu fi kon 25 hectares yooyu suñu mbokk journaliste war nañu koo jàpp mu yóbbu leen ba ne leen fii la nekk li nekk ci problème suuf si pour ma leeral ko mooy Thiès Nord extension Dakar 2 Sapco route yëpp foofu kër yi nekk foofu yëpp ngay gis ñuy taar ngeen waa di amuñu kër dëkkuñu ci dara parce que tey bu neexoon état bi bu fa amee programme def ko comme ni def Mbourkat toj ko ñun ñu gis ne xew Mbourkat ñu ni lii suñ ko bàyyee mu dem ba mu dalaat ci askan bi kon dañuy fausser suñu mission lii dëgg mooy nañu jàpp suñu mbokk yi fexe ba seeni kër yi am kay ñu def demande mu nekk plus de 1600 et quelques demandes les dossiers sont là en haut ñu ni lii moom nañ ko lijjanti ñu bind jox état du Sénégal ne leen wax leen ni la moo nekk ci domaine national ñu régulariser ñu ñu toog ci jàmm te dossier bi ki ko déclenché yal na yàlla xare ko aljana il s'appelle monsieur Diack moom mooy papay Diack bi nekkoon directeur Auchan moom moo ñëw ne ñu fi ñu dëkk xamuñu lan la investir ay 60 millions ci kër te amuñu këyit lii waruñu ko seetaan dossier boobu moo nekk en cours kon ñun ci ay procédure maintenant ci biir dafa am ñu am ay tool li may wax waa Thiès noonu dama lay waxoon pour ñu ñëw fekke ko am na ñu am ay tool ñoom tool yooyu la ñu ni ay tool yoo xam ne bi ñu ko teggee ay juróomi kër la ñoom ñoo ni tool yi dañ koo dencal suñu njaboot suñu sañoon monsieur le maire suñu koy régulariser ñu dagg ko juróom-ñeent suñuy doom féetewoo mën na leen dugal leen demande ñu régulariser delloo leen seen i tool ngeen dagg pour seen njaboot dëkk ci su état mënee jël suuf di ko jox ay étranger yu nekkul Thiès pour seen toog ci état bi di ko seetaan man mi askan bi dénk seen baax mën leen defaan ba ñu dëkk seen kër loolu mooy projet bi leneen gi suñu suuf bu ñuy dagg gi suñu leneen maintenant ñoom suñ ko gisee que les journalistes aient le courage de le dire venez ñëw leen ba fii ngeen mais conseil municipal bu dul ñëw conseil ñu fal la juróom-benn at mosoo ñëw biir conseil municipal mosoo siégé xamoo kayit yi lan la booy wër di wax askan nga xam la lañ la war a wax bañ la falee ba léegi lan ban décision nga fekk ñu voté